téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kenn askan wi ñu am mbégte dellu suivi naka noonu tey si talaata gi ñu am mbégte di dalal Serigne Diaw nekk commissaire aux enquêtes économiques naka noonu moom mooy chef du service régional du commerce de Dakar ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum nekkinu boulangerie yi prétexte bi nag mooy regroupement des boulangeries du Sénégal des boulangers du Sénégal ñoom dañu amal grève bu 48 heures tey ak suba loolu nañ fas yéene waxtaanee si biir jotaay bi ñu lay dalal jàmm Serigne Diaw ci plateau kennu askan wi fii si ITV. ñoo ngi lay nuyu bu baax El Hadj Malick di nuyu waa ITV yëpp di rafetlu aussi liggéey bi ngeen di def ci paysage médiatique bi. bëri naa fi xarit nag. yoo xam ne parce que nag damaa yàgg nag ci yëf yi. bon yeneen média yu ci bëri invité nañ ma fa. bon ba ITV donc ñu ci bëri nag. bokk naa ak ñoom ay jataay. donc vraiment di rafetlu seen liggéey nag. muy liggéey bu rafet. jërëjëf Serigne Diaw alors Serigne Diaw regroupement des boulangers du Sénégal ñoom de dañu nekk grève tey ak suba alors yow mi nga xamante ni yow yaay chef du service régional du commerce de Dakar nan nga gisee grève bi d'abord yëg nga ko wala yëguloo ko. waaw xam nga boo nee regroupement. des boulangers du Sénégal. parce que regroupement dafay am ci kuñ koy toftal. nga ni moo ko yor. te ba fi may wax ak yow nii ki nga xam ne moom moo yor regroupement bi wax na sax ci bulletin bi sànq. ci journal bi. moom. grève concerné wu ko. parce que maanaam. ni ma la ko mën a waxee fi mu toll nii. muy man di moom mi nga xam ne moom moo yor regroupement bi di ki yor fédération nationale des boulangers. ñun ñu ngi ci tournée. bi ñu nekkee ci tournée bi. bi ñu nekkee étape de Kaffrine. la ñu gis benn parti. bu jóg daal di def conférence de presse. daal ne ñoom dañuy laaj yokkute fii dugg na fii génn fii président bi yëgul ci ñun te président mi ngi ñun ñu ngi bokk toog te bokk benn oto sax buy boo xam ne ñun moo ñuy yóbbu ñuy relier parce que maa ngi moom ñooy bokk oto sax. waaw mais xam nga président bi mën na bañ a yëg mën na bañ a tin mais ñoom peut-être dafa am pàcc si biir fédération bi ñoom ñoo dem grève. loolu kay mën na leen ko nangul. xam nga ci pàcc boobu. waaw. am na wala da nga bëgg wax ni pàcc bi représenté wul dara. xam nga ci pàcc bi am na ci kenn. ci pàcc bi. li ñu tëral lii yépp ci la bokk même tournée bi ci la bokk. mu ci tournée bi. ci tournée bi gis nga bi tournée bi desee ñaari fan. waaw man maa ko woo sama téléphone. ne ko ñi ngi waaj de def nañu mise en route yépp def nañ ko. mu ne maa ngi nii Ourossogui donc. maa ngi relier Dakar pour ñëw ñu préparer dem ci tournée bi. te ay termam laa lay wax de. daan ne ma on est ensemble. c'est nous dans nous. moom moo la wax loolu. waaw ba pare jékki-jékki dem grève. gisuma ko non seulement gisuma ko ci tournée bi ñëwul ba pare ma jékki-jékki ñu ne ma bi ma nekkee Kaffrine ñu envoyé ma benn kii ne ma mi ngi nii di def conférence de presse loolu laa ci am. loolu nga si am alors. grève bi am na impact wala amul impact. non boo ko xoolee. wala tey nit ñi jënd nañ mburu. non mais mburu mi sax mburu mi dafa gën a ëpp sax. parce que d'abord. mais tamit est-ce que du ay zone peut-être am na ay zones yu nga xamante ni foofu grève bi yëg nañ ko am na ay yeneen zones yoo nga xamante ni grève bi yëguñ ko est-ce que du loolu moo tax. tout dépend ci ñoom fa ñu féete. waaw xam nga ñoom bu ñu nekkee. parti boo xam ne fa la ñu gën a bëri. waaw. bon foofu mën nañ ko sentir mais xam nga li am solo mooy. su ma nee la secteur bi day génnee 7 millions de baguettes par jour. jëm kaw donc. ñoom liñ daan génnee sax déedéet Sénégal yëpp. Sénégal gi yëpp ñoom liñ daan génnee sax. dafay ëpp. donc su fekkee ne daf ci am fukki nit yoo xam ne dañoo génn. du changer dara ci secteur bi am na ci ñoo xam ne danañu doubler sax seen production
parce que danañu jaay. am na ñoo xam ne daawuñu jaay ñoom buñ demee dana tax ñooñu jaay. mais alors seen revendication yi lu légitime la wala. non ñoom nee nañ vraiment mburu bi dañ ko war a yokku ndax état wu Sénégal sac farine dafa jóge ci 13200 dem ba 17300 ñoom tamit dafa jot ñu yokk njëgu mburu mi. xam nga légitime la wala. xam nga ci sa gis-gis saaku farine jógewul ci 13000. 14000 ñoom loolu lañ wax dem ci 18000. déedéet loolu lañ déedéet. woy xam nga ñoom toog nañ fi ñaari at ñetti at. Depuis 2015 2016 2017 2018 léegi meññee yi seen bopp ku nekk dafa amoon prix boo doon jaay mais saaku farine normalement 18000 la war a jar mais meññee yi ci boppam kii da doon jaayee 14000 kii jaayee 15000 kii jaayee 16000 ñoom tam ñuy profité parce que y avait une concurrence déloyale foofu booba nag ñoom boulanger yi booba dafa neex ci ñoom mais est-ce que askan wi yëgoon na ko te bu fekkee ne loo xam ne 18000 lay jar yéen ay at ngeen koy jëndee 14000 mais ñoom it waroon nañoo li gën a rafet mooy ñu ñëw daal di ne ñun kat comme léegi affaire bi dafa favorable ne ñu waxtaan ci wàññi njëgu mburu mi. defuñu ko. alors su ma la déggee bu baax Serigne Diaw mooy il n'est pas question ñu yokk mburu mi. non fi mu toll nii. xam nga ay waxuñu ko. xam nga dafa am ñu ñuy calculer njëgu mburu. oui. li ñuy wax structure de prix. mais structure de prix boobu ñoom ñiy wax ñii ñëpp kenn respecté wu ci les éléments yi nga xam ne moom moo nekk ci structure prix bi. te éléments yi la. te éléments yooyu. oui. xam nga éléments yooyu boo paasee farine bi. intrant bi glace geeg levure beeg yooyu yëpp li ñuy wax matière première yiy dugg. dafa am personnel yi buy dugg aussi personnel bi. oui. tey jii boo demoon ci ñoom est-ce que ñi ngi fay IPRES ñi ngi fay caisse de sécurité sociale. la ñu war a fay yooyu personnel ba est-ce que ñoo ngi koy respecté yooyu yëpp parce que élément yooyu yëpp la ñu dugal ci structure bi pour wan ne mburu mi lii la war a jar. mais xanaa loolu aussi bokk na suñu leen poussé yéen état wu Sénégal ngeen bëgg assainir secteur bi. non xam nga ñoom ci boppam. oui. ñoom ñoo ko bëgg a assainir. ñoom. xam nga état daf lay gunge. daf lay gunge oui. parce que secteur la boo xam ne. mais assainissement bi dañ koy yàgg wax. mais ba tey ça fait plus de 20 ans. oui ñu ngi koy wax boobu ba tey mais. ça fait plus de 20 ans gis nga fii ma nekk nii. oui. en 2004 nekk naa fi. yu mel nii jànkonte nañu ñoom. jàppante nañ ci. xam nga 2004 am na baguette bu ñu dugal ne 4e format buy jar 200 francs. 2004 introduire nañ ko. mais booba état bi nangu ko woon. état bi nangu ko woon. ñoom de xeex nañ ci ba 2019 bii. léegi ñu defaraat structure bi daa di ne nag léegi 4e format bi. ku bëgg nga defar ko. ku bëggul doo ko defar mais dafa am benn format boo xam ne moom la ñu wax de référence. bii jar 150 francs 190 grammes 150 francs kooku moom ñëpp war nañ koo mën a defar. alors ñoom waa regroupement des boulangers du Sénégal bokk na suñu ñuy ndakkarlu li nga xamante ni plateforme bu ñuy wax jaay mu mburu. non xam nga plateforme boobu. oui. plateforme boobu ñoom daal vraiment plateforme boobu njëriñam gisuñu ko jamono. non plateforme boobu. oui genre GIE la. mais ñoom gisuñu la. mais ñoom ñoo jiite plateforme bi ñun dañ leen a encadrer rek parce que plateforme bi ñoom boulanger ñoo ko moom. ñun dañ leen a encadrer rek. plateforme bi FNBS la ak RBS ñoom ñoo ci nekk ñoo ko moom xam nga loolu parce que contexte Covid bi la woon. oui. bi mu ñëwee. xam nga booba il fallait que déplacement yi nit ñi wàññi ko da ngay pexe yu gën a gaaw ak yooyu. vente en ligne toog sa kër ñu indil la mburu ay affaires yooyu rang yi daan am ci buntu boulangerie yooyu yëpp il fallait ñu trouver ay formules. oui. ñoom ci boppam ñoo ñëw ne ñoom. gis nañu ñu am Europe mënoon nañu expérimenter formule yooyu. mais ñan ñoo wax loolu fédération bi wala regroupement bi parce que ñoom ci boppam. acteurs yi ñoom moom jaay mu mburu état bi moomu ko. te acteurs yooyu tamit regroupement ñu woon ci biir. ñoom suñu RB si lu ne mel. jaay ma mburu RBS la ak FNBS la waaw.
mais ñoom nee na mais xam nga dara buñ ko taxawalee. ñoom seen biir foofu lay problème bi di nekk. ñu ci jiiñante peut-être kee ma nga cay kaañoo kee kaañu ci ay affaire yooyu mais xam nga ñun dañuy def conditions yi nga xam ne daf leen di faciliter lépp loo xam ni mburu mu sell dana mën a dem ci consommateur bi nu mu rafete mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Serigne Diaw nekk commissaire aux enquêtes économiques naka noonu mu nekk chef du service régional du commerce de Dakar alors Serigne Diaw wàllum assainissement bi ak réglementation boulangerie yi fan la toll yàgg nañ ko wax jamono yi ci ginnaaw ñu tere woon fi boutique yi ñu jaay mburu mais mbir mi mu ngi am ba léegi de. waaw xam nga lu tax loolu gis nga assainissement bi. oui parce que temps yële sax yéen gis ngeen benn opération bu ñu fi defoon. oui image yi gis ngeen ko. am na ci ñoo xam ne fa la ñu doxee sax ne ñoom daal mburu banañ ko. ndax condition d'hygiène respecté wuñu normes yi. rawatina nag contexte bi ñu nekk nii. te booba aussi contexte bi xam nga Covid bi mi ngi fi. te yow gis nga sunu mbokk séeréer yi ni ñuy jëndee mburu da ngay ñëw man bu tàng laa bëgg kii ne bu nooy bi laa bëgg kii ne bu croustillant bi laa bëgg ku ne da ngay ñëw làmb bi mburu teg làmb teg loxo yi ko làmb kenn xamul. ba pare dañ koy am na ñoo xam ne ñii làmb mu nooy nepp ñu teg. waaw te naa la wax leen bi ñuy nekk xale xam nga mburu booba dañoo demal jëndal ma kilo mburu parce que booba mburu soo ñëwee ci four bi sax da nga daan fekk mburu mi taxaw mais léegi demal ci four fa ñu jaayee mburu doo gis mburu mu taxaw mburu mi yëpp day tëdd léegi lu tax mburu mënatul taxaw donc yañ cay def yu bëri parce que gis nga dañ dul respecter norme bi dafa am norme NS 03 174 boo xam ne moom lañ teg ni mburu mi nii la war a mel nii lañ ko war a liggéeyee yooyu yëpp mais kenn respecté wu. mais alors xam nga législation bi dafa tere ñu jaay mburu ñu jaay ko ci boutique yi. alors lan moo tax situation bi ñëwaat boutique yi léegi tamit ñoom tamit. non jaayaat mburu. boutique yi. oui. tere nañ leen jaay mburu ci législation 2019 bi. 2277 bi. mais xam nga dafa am benn pàcc bu nekkoon ci biir bi ñu doon wax distributeurs yi. ñoom ñoo doon yor pousse-pousse yeeg yooyu di ko yóbbu ci boutique yi pàcc boobu aussi ñoom ñi ngi ci biir ñu am na ñu ko daan wax intermédiaire mais kenn beddiwu leen ñoom ñi ngi ci biir léegi boo organiser boulanger yi aussi organiser distributeurs yi ku ci nekk dafa am organisation bi ñoom sax dem nañ ba tuddee seen bopp GIE réew mi yooyu yëpp tuddee nañ ko seen bopp pour mën a bokk ci distribution bi parce que mburu d'abord dañoo nangootul kii jaay saabu jaay omo jaay diwlin jaay gaz kii bi ñëw téyewaat mburu mi waa ji ñëw nga war ko ci diwal chocolat diwal ko beurre diwal ko mayonnaise donc xam nga yooyu vraiment xel sax da koo nanguwul mais tamit xam nga boutique dafa nekk lu accessible. waaw est-ce que aussi jotul aussi ñu xoolaat boulangerie yi ñu gën a jege askan bi ndax nit ki fekkee ni yow soo génnee sa buntu kër dem si boutique bi jënd mburu fekkee ni da nga nar a dox lu sori dem si boulangerie loolu tamit yéen est-ce que jotul aussi ngeen xoolaat boulangerie yi ñu gën a jege askan bi loolu yëpp. su ko defee mbir mi gën a yomb effectivement d'accord naa ci yow. parce que xam nga dañ ne la nature a horreur du vide. boutique yi ñoo doon jaay mburu léegi yow. nee nga boutique dootu jaay mburu waaw léegi boulangerie boobu ci législation bi dañ ko jox 500 mètres carrés de rayon yoo xam ne moom moo ko war a occuper parce que diggante boulangerie ak boulangerie léegi dafa am 500 mètres léegi diggante point de vente yi am 300 mètres mais des fois ñu gis ay boulangerie yu jàkkaarloo de waaw xam nga loolu xam nga liberté d'entreprise bi moo ko indi woon booba ku ñëw rek yor sa xaalis rek mën a am sa four rek tourner ci koñ bi rek samp benn léegi nag législation bu bees bi parce que demoon nañ xam nga bi ñu daan calculer structure bi dañ ko daan calculer ci boulangerie buy lakk fukki saako
léegi boo defee tuuru Dakar pour nga gis boulangerie bu lakk juróomi saaku problème la juróomi saaku mburu boulange bu koy lakk problème parce que dañoo bëri boo xool presque Dakar rek presque 700 boulangeries mi ngi fi donc léegi 700 boulangeries yooyu xam nga foofu sax danaa la dugalal lu tax prix bi warul mën a yokk ñoom ñëpp bokkuñu lu ñuy jaayee mburu xam nga dañ ko homologué prix bi ne 190 grammes dafa war a jar 150 francs am na ñu koy respecté parce que da nga ko war a afficher ci biir boutique bi ku dugg xam ne lii loolu lay jar mais am na ñoo xam ne 125 francs la ñu jaayee mburu mi ñoom fii biir Dakar kee day indi mburu bi 150 la war a jar yow nga indi sa mburu di ko jaayee 125 francs donc kii jaayee mburu 125 léegi kii indi 150 xam nga kon du jaay mu nekk benn concurrence déloyale seen biir ñoom seen biir ñoom ñooy rayante ñoom ñooy rayante parce que d'abord affaire bi am na surproduction léegi yow boo indee 125 kee te 150 la war a jar mburu mi jar 150 yow nga indi di ko jaay 125 mais kii def loolu kay yow xam nga paradoxe la bon muy laajte war naa yokk njëg te ñi am na ci ñuy jaayee 125 fi may wax ak yow. am na ñuy jaayee 125 loo xamante ni 150 la war a jar dañ ko homologué. kon lii yëpp dafay dellu si waat si concurrence déloyale bi am si secteur bi. alors secteur bi ngeen taxaw ni dangeen koy assainir coow li daal vraiment bëri na ngeen di gunge fédération bi ak regroupement bi mbir mi lan moo tax ba léegi nii sotteegul. waaw blocage yi lan la. xam nga def nañ nga baal ma rek ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën nañu woote si 88 628 74 74 ngir participer ci émission bi ñu ngi dalal Serigne Diaw nekk commissaire aux enquêtes économiques chef du service régional du commerce de Dakar. waaw xam nga législation bi ñoom ci boppam ñoo dem ba xam ne mënatuñoo dem ñu ñëw toog def nañu plus de 100 réunions. ñu def ay assises bu ngeen ko fàttali yu fii ci benn hôtel de la place. te dafa mel ni sax semaine bu nekk da ngeen di daje de. léegi gis nga assises yooyu. ci la ñu waxtaanee. législation bi ñu koy bind. ñoom it ñëw nañu bind. ci mbind mi la ñu bokk. ñu point par point article par article. chapitre par chapitre. ñu waxtaan ko lépp daan ne bii daal suñ ko tegee baax na. léegi nag ñu daan ne may leen ñu 6 mois. yoo xam ne ñun ñëpp dañuy conformer wu d'abord ci législation bi léegi dootoo dugg ci profession bi rek ñëw am sa xaalis rek jënd sa fuur teg dañ ne la boo ñëwee léegi pour dugg ci profession bi da ngay ñëw demander autorisation préalable autorisation boobu ministre du commerce moom moo koy délivrer. mais dafa am chaque région. benn comité technique de suivi du secteur de la boulangerie boo xam ne moom lañ fa teg yow da ngay defar sa document en 12 exemplaires nga def benn ampliation ak ministre nga jox ko comité technique bi nga xam ne gouverneur a ko jiite. am na solo nga baal ma am na téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo kooku dem na allo nga baal ñu nga wàññi son wu télé bi kilifa gi. allo. ñun lay dégg soo mënee wàññi son wu télé bi su ko defee déggin bi gën a mën a jàppani allo. ñun lay dégg kilifa gi. waaw. suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi. allo. ñun lay dégg wàññi son wu télé bi s'il vous plaît. ok attends. wàññi son wu télé bi su ko defee déggin bi gën a mën a jàppani allo. waaw dama bëggoon participer ñun lay dégg ci émission bi allo. waaw. kooku déggin bi jàppaniwul di sàkku si suñu mbokk téléspectateurs yu woote ñu baal ñu wàññi son wu télé bi su ko defee déggin bi gën a mën a jàppani alors Serigne waaw yaa ngi woon si. waaw léegi. ubbi boo ñëwee yoon yi ngay jaar soo defee exemplaire yëpp déposé ko. léegi gouverneur moo yor comité technique bi nga xam ne moom mooy saytu léegi boulangerie. léegi bu ko dossier yooyu ñëwee. dañuy def dispatching bi. man mi nga xam ne commerce laa nekk kii nekk environnement
sapeur pompier urbanisme ñooñu ñëpp ak ñoom seen regroupement ñoom ñëpp ñu ngi ci comité technique bi léegi ku ci ne ñu jox la sa dossier nga dem xool. ok baal ma mu ngi woote waat wala keneen aussi mu ngi woote waat ça dépend rek ñu jël ko allo kooku aussi dem na oui. voilà léegi service yooyu yëpp service technique yëpp ku ci ne da nga dem bokkuñu bis bu ñuy dem bokkuñu heure bu ñuy dem ku ci ne boo demee soo ñëwee def visite ba nga ñëw daal di ne lii laa fa gis ku ci ne def rapport ñu jox gouverneur gouverneur jàpp benn bis woot réunion ñëpp toog ñoom boulanger yi ñu toog association consommateur yi toog service technique yi toog ñu def ko daanaka am ñoom sax dañ koy visionner ne dossier tel boulangerie lii la kee daal di wax ne gis naa fi extincteur kee ne respecté na norme environnement kee ne nangam kee ne nangam lii la am 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 li nga xam ne moom la boulangerie am yépp buñ ko xoolee comité bi daal di joxe avis favorable léeg-léeg dañ koy voté. te loolu d'abord respecté na ñu ngi sàmmonteeg loolu. voilà est-ce que jamono ji actuellement nii mooy am. parce que bërki démb rek def nañ ko gouvernance étudier fa ñeenti dossier. ñeenti dossier alors boulangerie yi nga xamante ni ñoom nekkuñ fi yoon loolu da ngeen fa am ay décisions yoo leen di jël ak ñoom wala lan wala da nga leen di pousser ñoom ñu fexe ba respecter réglementation bi. waaw xam nga nga xamante ni jot nañu ubbi te nekkul woon si yoon. xam nga. daf bi décret bi ñëwee. képp kuy ubbi léegi yoon wi ma la wax foofu ngay jaar. mais yi fi jotoon na nekk léegi dafa am benn régime bu ñu tuddee régime de déclaration. régime de déclaration. moom la ñuy def am na ay fiches yu ñu ubbi soo ñëwee. li ne ci boulangerie bi yëpp auto employé gi yëpp. da nga koy déclarer. léegi ñoom dañuy déclarer. mais ci loolu. gis nañ ne am na ci boulangerie yi amul 500 mètres. am na ñoo xam ne 200 mètres la. am ñoo xam 300 mètres mais ñooñu fi la ñu nekkoon. mais yéen si seen wàll est-ce que contrôle bu si war yéen a ngi koy def. contrôle bi. oui boulangerie yi liñ ci war a def yëpp ñun suñ service. oui dana ko def service d'hygiène la mu war a def dana ko def. am na ci aussi commission protection civile aussi. boo xam ne moom itam dafay jóg war a dem xool yooyu aussi. parce que milliers yëpp la ñuy dugg. mais alors si deuxième vague bu coronavirus est-ce que aussi jotul ñu désinfecter boulangerie yi ndax aussi loo nga xamante ni si biir lay jëm loolu. je pense waruñu xaar ba ci kanam di ko def. man gis naa ñoo xam ne. oui ñoom à titre privé dañuy woote service bi mu ñëw désinfecter la mun nga jël am na ci ñoo xam ne looloo seen liggéey aussi. am na ñoo xam ne tous les 15 jours dañuy désinfecter parce que xam nga farine fu mu nekk day am ay gunóor yu sew yooyu ak yooyu yëpp. mais am ñoo xam ne tous les 15 jours dañuy désinfecter parce que bëgguma tudd tur quoi parce que loolu laay bañ. publicité bi mais am na ñoo xam ñu ngi koy def man gis naa benn boulangerie bu bees boo xam ne bon yàgg naa ci service bi parce que ñun ñooy doyen yi léegi. mais gis nga boulangerie boobu bi ma fa demee. bu la laalaloon ci suuf sax nga tëdd. ah bon tellement après bu ñu paree xam naa la ko jox nga dem visiter ji ko def fa reportage. parce que man ba ma def naa fi fanweer at ak ñaar ci service bi. mais boulangerie bu mel noonu. gisagoo ko. non gisaguma ko. mais alors parce que kooku bu defoon bu la tooñoon sax boo ñëwee sax da nga koy baal. parce que tellement na mu ko defaree. vitre yi. aluminium bi non modèle la boo xam ne dañ ko war a copier voilà bi ma ñëwee aussi comité technique wax naa leen ko professionnels yi aussi yi am boulanger ñoom ñëpp nee naa leen dem leen seeti boulangerie diw parce que bu doon suma sago ñëpp noonu la ñuy mel. alors léegi qualité mburu yi naka noonu tamit ak poids bi est-ce que aussi yéen seen service yow mi nga xamante ni yaa jiite service régional du commerce de Dakar est-ce que yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax. waaw xam nga am na contrôle yoo xam ne dañ koy programmer. oui dans les secteurs yoo xam ne dañ koy def c'est tous les jours. C'est des actions de tous les jours. yoo xam ne ay contrôle la mais am na ay contrôles yoo xam ne c'est des contrôles inopinés.
en dehors de ça le comité technique bi gouverneur jiite aussi dafa defar plan d'action régional par exemple bu Dakar dañ ne novembre ba janvier lii la ñu war a liggéey danañu wàcc ci terrain bi danañ dem ci boulanger yi donc comité technique boobu agent assermenté yi ci bokk muy agent commerce service d'hygiène urbanisme ak yooyu yëpp kenn ku ci ne yoon may na la nga dem visiter ji boulangerie bi contrôler ko soo ko contrôler par exemple mën nga ñëw nga ni kee dafa ñëw tel service ñëw ne gis ne extincteur bi périmé na. ku si nekk da ngay def sa rapport. gis ne extincteur bi baaxul. par exemple respecté wuñ ñoom te naa la wax leen mur bi ci boppam brique yi dafa war a am benn dimension parce que normalement bu ñu ko xoolee brique de 15 yi ñuy tabaxee warul nekk ci boulangerie. brique de 15. waaw yi ñuy tabaxee kër nii. warul nekk ci dafa am benn taille boo xam ne. ban taille war na ëpp 15 bi donc 20 ou 25 francs parce que war na koo mën a attan. soo gisee nga gis mi ñuy lakk parce que safara day tàng. parce que boo xoolee 250 degrés fu mooy lakk mburu bi donc xam nga loolu du caaxaan moo tax léeg-léeg nit ñi di tooñ wolofal yi daan ne su mettee nga ni daj naa lu mburu di daj ci fuur moo lay wan ne 250 degrés du caaxaan. donc mur bi nga koy dugal. donc dafa am nu mu war a redimensionner. alors regroupement des boulangers du Sénégal ñoom aussi ñu ngi sàkku ministre bi tekki na mu tànkam ministre du commerce Aminata Assome Diatta ñoom daal nee nañ vraiment waxtaan yi mujjul en tout si échelle yu ñu jot a jàll yëpp léegi ñoom njiitu réew mi ci boppam nañ war a waxtaanal te ñoom ñu ngi sàkku ci ministre du commerce Aminata Assome Diatta mu démissionné. waaw xam nga loolu Alaaji Malick xam nga loolu wax ju yàqu la. ah bon. parce que ki nga xam ne lii la jàng commerce la jàng ah nekk ci région yi ah circuit bi yëpp jaar na ko xam ko def commerce intérieur def commerce extérieur ah ñu ba nga xam ne commerce la jàng ñu yëkkati commerce teg ko sa loxo yow mi nga xam ne jàngoo même ñooñu gis nga boulangerie ñi nga gis ñu réussir ci yëpp naa la wax leen boulangerie de père en fils la xoolal famille yi nekk fii yëpp. de père en fils. ok. donc am na ci ñoo xam ne dañoo dugg ci affaire bi rek. parce que kaaña ngi ci walla yooyu. mais jànguñu ko yow mi nga xam ne mënoo bind sa tur en français ah am na aptitude yoo xam ne amoo ko. ngay demander koo xam ne naan pour mu dem te koo xam ne ñoom ba ñu nekkee ci boulangerie ba léegi man ministre bi ci service bi la ma fekk. ministre yu bëri fekk nañ ma fi. ñaata at nga fa def lu ëpp. nee naa la 88 ba léegi maa ngi fi. fanweeri at ak ñaar la. donc ministre yu bëri jaar nañ ma fi mais ministre boo xam ne dafa ñëw ubbi buntam fi mu toll nii ñoom képp ku ci yëkkati téléphone woo ko mu wuyu la. chaque mercredi soir ah mu daal di woote réunion loo xam ne boulangerie dong la ñuy waxtaan fépp fu mu xam ne accompagnement gis na ko fa loo xam ne dana dimbale boulangerie mu ubbil leen ko ba ci DER bii délégation à l'entrepreneuriat rapide ah am na ci ñoo xam ne ñi ngi négocier ak Ecobank mun naa la jox dossier léegi bi ñoom ñëpp seen dossier ak DER moom bu xëyee chaque mercredi lan mooy seen problème. mais léegi xam nga. ñii di wax ñoom ñëpp. dañ doon toog mercredi dañuy nekk jam ñaajo. oui bu ñu fay génn 21h la ñuy génn foofu chaque mercredi. mais man lu ma jaaxal mooy réunion yu bëri yëpp chaque mercredi ñoom ñu daje ak ministre bi ba teewul secteur bi am na ay jafe-jafe. waaw xam nga teewul secteur bi régulation bu si war amul teewul secteur bi assainissement bu ñu yàgg wax amul. chaque mercredi ni ñu daje. xam nga mais est-ce que tamit daje yooyu tamit am na. xam nga bi ñu defee législation bi dañ leen mayoon 6 mois ñu conformé wu. bi ñu leen mayee 6 mois ñu conformé en temps Covid bi dugg. donc ak Covid bi ndaje yeeg yooyu yëpp am na ci yoo xam dañ ko daan def sur internet lañ ko daan def. visioconférence lañ ko daan def. am yoo xam dañ daan def consultation rek. ba benn moment nag.
ñu ne nag jot na ñu jóg doxal liggéey bi nag mooy bi nga xamee ne dem nañ ba situation bi taase wu yëpp kii ba ñu yaakaar ne Covid bi dem na ñu daal di jóg nag ne léegi nag nañu mëne opération d'assainissement yi. bi ñu mënee opération d'assainissement yi nag ci la ñuy gis ne am na ci ñoo xam ne ñoom ànduñu ci assainissement. ànduñu si. waaw lu tax. mangoog nag te ñoom ci boppam. mais lu tax assainissement ñoom arrangé. te ni ma la ko waxee ñoom ñëpp décret bi consensus la à l'unanimité ñoom ñëpp d'accord am na ci kenn kuy wax. maa ak moom def nañu débat ci benn rajo de la place tey jii bu fekkoon ne mën nga koo dégluwaat da bu waxee li mu wax keroog ak li mu wax tey da nga naan déedéet parce que booba dafa ne ñun daal assainissement bii dañ cee bëgg a dem ba mu jeex takk jusqu'au bout te duñ ci reculer ñi ngi ñaan état bi mu jàppale ñu ci am moom ci boppam mu daal di jël kàddu mu ne am na ci ñoo xam ne bëgguñu mu dox parce que arrangé wu leen waaye ñun dañuy ñaan état bi mu jàppale ñu ci. alors deuxième vague coronavirus bi yan mesure ngeen fas yéene jël yéen a ngi si xalaat bu baax ngir wàññi propagation virus bi est-ce que yéen a ngi. waaw xam nga boo xoolee communiqué bi ñu génnee ngeen tere woon yëpp ñu ngi amaat. bi ñu ngeen tere woon yëpp. waaw non parce que boo ko xoolee secteur boulangerie bi. évolué na bu baax. rang yi nga daan gis parce que. boo xoolee. mois avril mai. bee passé koor gee passé. mais am na boulangerie yoo xamante ne aussi rang bi respecté wuñ ko woon nit ñi dañ doon. waaw mais yow daa nga gis sax borom boulanger bi sax di ñëw di tracé ku nekk fi nga war a taxaw donc boulangerie diggante boobu ak léegi def na évolution bu rëy jéego bu rëy parce que boo xoolee tournée bi xam nga le 4 ba léegi. da ngeen nekkoon ci mi ngi ci tournée bi. su législation bi yëpp dañ koo def ci chemise mooy comme bi ma la jox nii jox leen ko daal di ne région bu ñu dem ñu woo acteurs yi ñu bokk ci comité technique bi yëpp professionnels yi délégué de quartier yi maire yi ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci parce que maire yi aussi ñoo moom espace bi fi ngay teg cantine yi yooyu yëpp dañ ciy waxtaan parce que dañuy bañ implantation anarchique aussi cantine ñooñu ñëpp toog administration territoriale bi toog ñu bokk waxtaan parce que dañu bëgg li nga xam ne moom la ñuy doxal Dakar ñu doxal ko Kaolack doxal ko Saint-Louis doxal ko Ziguinchor région yëpp muy nekk benn mise à niveau lay doon donc duñ ci am benn problème parce que bëgguñu région bi demee nii beneen région demee nii beneen région demee nii mais man dama bëgg xam ndax ak deuxième vague bi am na ay mesures yoo leen di waaj a jël wala lan. gis nga mesures sanitaires yi nga xam ne gouvernement bi moom la jël yëpp d'abord dañ koy respecter en dehors de ça ci biir législation bi aussi. dafa am li ñuy wax hygiène dans les lieux de production boo xoolee texte bi bu baax. waaw mais xam nga hygiène ñoom ñiy defar mburu ak suivi dafa war a am. waaw ñoom ñiy defar mburu dafa ne leen mbaxane yooyu mel ni perméable dañ ko war a sol. sol blouse ay gants. sol blouse. oui. sol gant dagg seeni wee yooyu yëpp donc législation bi bàyyiwul dara lépp mi ngi ci législation bi léegi nag boo tegee législation bi aussi il faut mu am jour yoo xam ne aussi da ngay dem contrôler ko ba xam ñu ngi koy respecter. mais jamono ji dama bëgg xam contrôle bi fan la toll ndax deuxième vague ñu ngi si de. waaw mais xam nga deuxième vague nit ñi lu ñuy lekk aussi. deuxième vague mi ngi ci. oui ba tey ci suba ñu ngi contrôler. tey suba ba tey ci suba ñu ngi contrôler dañ koy wéyal. bu subaa aussi boo fekkoon ne am nga jot sax ma boole laa ak équipe nga dem ci terrain bi def naa ko ba tey ak ay journalistes. oui def naa ko en 2007 am na sax boo defoon boo xamante ni couvrir nañ ko. waaw en 2007 fii def naa ko booba maa ngi fii ma nekk nii. y avait la crise alimentaire. dama jël ay journalistes booba am na ci famille yu toog ñeent fan gisuñu ceeb dama jël ay journalistes def leen ci groupe yi ñu ànd ak groupe yi di xool nan la ñuy liggéey mais c'est pas facile
am journaliste yoo am bu ñu ñëwee man leen suba ñu ne ma mënatuñ dem dañoo sonn. parce que non mun naa la jox ay tur parce que vous savez le travail que nous faisons. mais xam nga journaliste yooyu wax la loolu est-ce que tamit du maanaam yéen li ngeen di def tey. xam nga journaliste fekkee ni dafa am liggéey boo xam ne yow da ngeen koy def ngeen di contrôler soo leen demee yenn zones yi tey. ba pare fekkee ni aussi yéen chaque jour da ngeen war a def zone su yàggee day ñëw communication. non est-ce que du loolu moo tax taskatu xibaar yi wax la loolu. non contrôle bi xam nga par exemple boo jëlee benn secteur. xam nga benn secteur. équipe nga fay yóbbu par exemple nga ni Ngor Yoff Wakaam. waaw loolu kay après journaliste yi mën nañu ko. waaw tey nag aussi topp leen bis bu nekk aussi. waaw mais. mais loolu su yàggee ngeen jaar service commercial non nous sortons du 1er au 30. mais du 1er au 30 chaque jour journaliste yi topp leen. du 1er au 30 parce que l'État aussi. dafa def moyen yoo xam ne. permettre nañ ñu liggéey loolu. mais xam nga mooy lu ma la expliquer c'est-à-dire. c'est éprouvant nag. oui xam nga. même ñun xam nañ ko noonu. mooy fekkee ni da ngeen dem def visite yenn zone journaliste yi mën nañ ko couvrir on est d'accord mais tous les jours aussi. waaw couvrir même chose. waaw loolu aussi. waaw su yàggee tamit day xaw a. waaw mais non xam nga loolu da ngeen war a jaar. xam nga couverture bi. oui xam nga couverture bi li ngay couvrir lundi. oui mën na bokk ak looy li ngay couverture mardi ça dépend la ngay fekk ci terrain ba. waaw parce que li ngay gis lundi mën na bañ a bokk ak li nga gis mardi wala mu bañ bokk ak li ngay gis mercredi. mais 30 jours tamit def même chose. waaw non xam naa ni yéen nag da ngeen di commerce yéen tamit. su yàggee da ngeen dem service commercial. non yéen it da ngeen di commerce. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi Serigne Diaw mooy suñu gan tey nekk commissaire aux enquêtes économiques chef du service régional du commerce de Dakar mu ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 alors Serigne Diaw plateforme jaay ma mburu fan la toll. plateforme bi dox. non mais man plateforme bi moo may jaay mburu. plateforme. man jaay mburu tous les jours. man mburu mi ma ndekkee tey. ci plateforme bi laa ko jënd. da ngay toog fi nga toog daal. déet non xam nga vente en ligne bi. oui bokkul ak plateforme bi jaay ma mburu bi. dafa am ay points de vente. point de vente mais point de vente yi. par exemple je te donne man. xam nga man maa ngi dëkk Cyprès Mbao. oui soo ñëwee ci rond point bi. Cyprès Mbao bu fekkee ne yaa nga fay jaar da nga gis boutique bi ñu bind jaay ma mburu. waaw jaay ma mburu. mais boutique bu rafet problème moom mooy bëriwul. si. si dañ koy multiplier. mais est-ce que am na si zone bi ñu nekk nii par exemple. non xam nga est-ce que am na aussi. non xam nga bu fekkee ne Liberté 6. non affaire bi. affaire bi dañ koy def étape par étape. mais ba ngeen ko lancé ba léegi. waaw non plate attention et puis li nga xamul. oui jaay mu mburu boobu sax dafa am ay box à pain yu ñu créé xaw ma ba xam yëg nga comme déet. si yëg naa ko. gis nga box yooyu. oui actuellement ñi ngi koy expérimenter cité Faysal. box yi ko am nit yoo xam ne implanté nañu ko. foofu cité Faysal da ngay yow yaay xool heure bi nga bëgg sa mburu ñëw. par exemple am na ñoo xam ne dañ ne 6h30 la ñu bëgg parce que bu ñu yeewoo ñoom ñu mën a jël seen mburu seen doom mën a jël seen mburu jàngi. léegi box bi dafa am ñaari caabi. yow nga yor benn livreur bi moo yor benn. boo yeewoo rek 6h30 da ngay ubbi sa box jël sa mburu ndékki. te soo ñëwee da nga fay fekk mburu bi. mburu bi ma nga fa amul retard. mburu bi ma nga fa yow yaa wax heure bi ci contrat bi. nga koy bind et la livraison est gratuite. mais xam nga loolu comme def ngeen ci communication. ci jamono ci ginnaaw mais est-ce que communication bu ci war jot na am est-ce que askan bi réellement yëg nañ ko bu baax. waaw mais tournée bii ñuy def nii. waaw ci la bokk parce que boo xoolee tournée bi. dañ ne de sensibilisation et de communication sur la nouvelle réglementation. am na solo am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo allo. allo. allo ñu ngi lay dégg kilifa gi. waaw asalaamaaleykum. suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi ndax déggin bi faible na trop. allo. allo. allo bismillah. allo. ñu ngi lay dégg kilifa gi. allo. allo. ah. di jégalu baax a baax déggin bi. non c'était pour me remercier sa invité boobu sama grand la. serveur bi allo. di jégalu bu baax a baax su mënee woote waat alors Serigne. léegi nga ni plateforme bi. moom daal da ngay amee sa caabi. livre bi amee box yi waaw da ngay amee caabi. léegi nan lay demee kii seetaan bëgg tamit def ni ne mel lu muy def. waaw xam nga
d'abord box yi phase expérimentale lañ nekk. oui yow xam nga cité Faysal parce que dañ dem ba foofu man premier jour bi ñuy dem man ak chargé de programme bi ñoo ànd ñoom amuñu boulange Mariste la ñuy jëndee ñoom ñëpp. ñoom ñëpp dañuy dem bi ci gën a jege dañu dem ba Mariste. jugee cité Faysal ba Mariste benn boutique a fa am te xam nga boutique du jaay mburu léegi nag. mais am na boutique yu jaay mburu ba tey. waaw non boutique yi jaay mburu am na laaj leen. am na boutique yu jaay mburu ba laaj leen fu ñu lu ñuy def ak ñoom. parce que kuñ ci fekk ngay jaayar mburu oui ah convoqué nañ la te booy ñëwee daan bi saf na. daa am ay sanctions. sanction yu saf am na ci boutique yoo xam ne fi mu doon nii yow mii boo fa demee nga ne la doo jaay mburu ñun ñeme mu ko laal parce que xam nañ ne saf na bi may ñëw am na ci boutique yoo xam ña nga toog. alors ñu ngi toll woon si li nga xamante ni moom moo di jaay mburu ak tamit cité Faysal Mariste nga ni ñoom waa cité Faysal dañ doon jóge seen cité di dem Mariste. waaw xam nga bu ma nee la. oui. am na ñoo xam dañuy congeler mburu pendant une semaine ah man bi ma demee cité Faysal gis naa xam ñoo xam dañ ko génnee ci mbuus wan ma congélation bi suñu xëyee rek dugal ko ci kii bi mu tàng ñu ndékki une semaine nga koy congeler imagine mburu bi prix juróomi kilo mburu ñaata la mu jaral la nga taal sa congélateur di ko congeler chaque jour nga génnee tàngal lekk daal dem mais en fait mburu gars yi li ñuy wax ne ku wal mburu tudd dëkk parce que nit ñi dañ naan en fait mais mburu sonal nañu. mburu am na bayre de. weesu na am bayre xam nga li ma lay wax lee naa la secteur bi et puis xam nga mburu dafa nekk facteur social boo xam ne yow gis nga mburu 2 dërëm 3 dërëm wala 50 yuñ daan wax yu njëkkee ñu yokk ko mu lëmbe réew donc facteur de stabilité la. am na ñoo xam ne suñ ko lekkul duñu am jàmm. ñi waaw sant Mbaye ak Jaxate ak man je me rappelle dama lay jox exemple bi ñu nekkee xale. xam nga booba xam nga grève yàgg na am. ñu xëy ñu defal ñu sombi ceeb wala sombi mboq. ñu naan ba pare toog di xaar ñu ne du ngeen jàngi ñu ne déedéet ñu ne ndekkeeguñu pour ñun sombi boobu kii la rek entrée la woon léegi parce que mburu bi mooy ndekki ñu ne déedéet sombi bi mooy ndekki bi gis nga ko. donc dafa nekk loo xam ne fi mu doon ni boo ko lekkul suba da nga ko lekk ngoon. te xam nga luy def 500 milliards de chiffre d'affaires par an. 500 milliards de chiffre d'affaires par an di contribuer 3% ci produit intérieur brut. Très bien. soo xoolee secteur boulanger am na au moins 30 000 emplois permanents mais ñi ci gravité tout autour ñi nga xam ne dañ ciy dund kay yor fee di jaay ndambeem beeg yooyu yëpp ñooñu ñëpp boo leen calculer 600 000 personnes. mais xam nga kooku du secteur bu ndaw. du secteur bu ndaw. am na bëri de. mais ma ngoog donc ku ne la kaay ñu xam nga ni ma koy waxee léeg-léeg bu ñu demee ci tournée man la koo xam ne dañ la yow yaa ngi wut fooy fanaan ak ku ne tëjal bunt bi kay. waaw vraiment warul am problème. mais juste 30 secondes rek pour nga tontu ma si laaj moo la doon laaj ki nga xamante ne day seetaan bëgg tamit def comme yow ni ngay def nga ni da ngay toog mbir bi fekk si la nu ban yoon lay jaar. waaw xam nga kooku bu fekkee box nga jël. oui léegi box yi moom la ñuy dérouler actuellement nii. mais bu demee ba pare danañu parce que ci biir Covid bi defoon nañ ay cat-cat. oui. yoo xam ne dafa am numéro téléphone da ngay woote rek ne ko kii laa bëggoon croissant wala naa mu indil la ko. vite fait. mais xam nga te li ma ci jaar xam nga mburu mi par exemple nga am na ñoo xam ne mburu bi jar 150 francs nga toog sa kër daal di woo cak-cak mu indil la ko nga joxaat ko 1000 francs te jaral na la ko
donc xam nga ni mburu am na bayre. waaw am na bayre de maa lay gërëm baax di la sant Serigne Diaw. xam naa ni yow moom xam naa tamit foog nga mburu bu baax a baax. non dama cee yàgg soo koy expliquer ni ñu koy waxee tamit ak sawarte bi. dafay loo xam ne dama cee yàgg. oui. ñoom acteurs yi ci nekk yëpp xam nañ ma. oui xam nañ fi ma jaar ak ñoom. région Sénégal yëpp parce que def naa tour Sénégal daanaka. oui macha allah donc sant yàlla. lii may wax daal mooy ñun xuloowuñu xeexuñu. oui concertation le ministre bi yàgg woote ci secteur bi. parce que boo ko xoolee sax ñoom am na ci ñoom xam sax dañ ni ñun dafa mel ni mburu rek la alors que loolu rek du suñ liggéey. am na pàcc yu bëri yu ñu war a liggéey mais li ñuy consacré ci mburu mi mooy wan ne bëgg nañoo dimbale acteurs yi ñoom ñëpp d'abord secteur bi ñoom la ñuy wax charge de production et de distribution yi mu ñu wàññi ko. mu am rentabilité. ñu créer emploi parce que création d'emploi dafa am solo cim réew. ñu protéger consommateurs yi. di la gërëm baax di la sant yoon yamul si benn amoon na sax yeneen pàcc yu ñu waroon waxtaane mais malheureusement temps bi jeex na di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Serigne Diaw commissaire aux enquêtes économiques chef du service régional du commerce de Dakar mu nekkoon suñu gan tey si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ba suba incha allah ñeenti waxtu.